di kontaan itam ci teewaay bi lii gaa du réunion du meeting du itam loolu ñuy wax ay RPI dafa am loo xam ne daf ñoo dab ñu war a woo suñuy ñooñ rek partager ci ak ñoom waxtaane ko bi ci jiitu pour man mooy xéewal yi ngeen gis te mu doon échantillon rek parce que bu ñu ñëwee tey jii teg saaku ceeb maam Awa ñëw toog ak ñeneen ñi mu àndal te bokk ak ñoom sant faaw ñu wax leen nu mu demee waaw ndax xam nga boo tegee mbiri njóobeen ni toog vraiment wala mama reetaan na faaw nga wax alors lii moom wax dëgg yàlla dañ ci fësal suñu mbégte bu baax a baax a baax ndax dama toog keroog benn kilifa woo ma altine kilifa gi woo ma ne ma première dame Marème Faye Sall moo ko yóbbante ci man moo ko yónni sax ci man ne ko daf ñoo jox 3 tonu ceeb ci sama tur man pour jàppalee ko ñi nga xamante ni moom ñooy liggéey ci sama tur loolu nag bu amee te yéen ngeen bokk ci ñi nga xam ne da ngeen ciy liggéey war ngeen koo gis waru leen yam ci rek dégg ko waaye war ngeen koo gis parce que man maa woote jëf jël man maa wax jëf jël ku fi ñëw loo ci jàpp lépp lu munti am danañ ko bokk loolu moo waral lii boobu ba léegi bi ma ko jotee ba léegi wax dëgg yàlla ñi ci waroon a jot ci ceeb bi nga xam ne soxna Marème Faye Sall yóbbante na ma ko ñëpp jot nañ seen wàll wax dëgg yàlla lii moom te nañ ca jotee noonee laa ci jote man mii ndax nag man dama bokk ci ñi koy liggéey kon war naa cee am kon man mii la ma leen ca jox laa ca jël waaw la ma leen ta jox laa ca jël kon danañ ko séddoo ndax bu nu ko séddoowulee ñoom maam après danañ ma xoolaat dañu koy séddoo ku ci nekk di nga ci jot sa wàll waaw dañu génne nii quelques saaku nii parce que ñi fi nekk la mais boobu ñu ko jotee ba léegi maa ngi yónnee ñu koy joxe sëriñ si nekk fii yëpp ñu war cee jox nañ leen seen wàll daara yi fi nekk ñu war leen cee jox nañ leen seen wàll sama wayjuru bopp yi nga xam ñoo nekk ci koñ bi ci gox bi ku ci nekk jël nañu sa wàll jébbal la ko sa kër kon fi mu nekk nii suñu ñooñu politique yi nga xamante ñooy jàpp ñoom ñoo ci desoon ñu ne woon yéen ngeen xam ne association yi tam ñëw nañu seen présidente woo nañ leen ku ci ne la nga ca war a jot ñu jox la ko mais loo gis rek dafa am fu mu tàmbalee fi mu tàmbalee mooy yéen seen groupement bi ngeen xamee moom mooy la ma yàgg wax ne mooy ndeyi groupement yi ndaxte ba dara doonul woon dara nag ba ñuy tàmbale fii la ñu tàmbalee ci yéen kon bu dara amee balaa ñuy woo ñëpp man danaa leen woo ba pare loolu sama responsabilité bopp la danaa leen woo wax ne lii moo fi am lii moo fi dugg lii moom sama dërëm demu ci wax dëgg yàlla sama 15 demu ci kon bu kilifa gu toll ne soxna Marème Faye Sall seetle Sénégal lu ñu bëree seetal sa APR nu ñu bëree responsable yi Thiès gi rek nu ñu bëree ñun seen leader bokk ci ñi ñu tànn ne ñoo ngi koy jàppale kon loolu xam ngeen ne mbir am na ci kon dañu war a gën a góorgóorlu dañoo war a gën a góorgóorlu ñu ñaanal soxna Marème Faye Sall yàlla saxal ko fi yàggal ko te lépp lu mu yéene borom këram yàlla na ko dal lépp loo xam ne mu ngi koy yéene Sénégal yàlla nañu dal ndaxte lu baax la ñu yéene ñu ngi gis démarche am ñu ngi rafetlu vraiment nu muy doxalee ci réew mi kooku ñun buñ ko waxulee rek dañoo iñaan ndax bu ñu jariñoowul itam suñuy ñoñ a ngi koy jariñoo kon nag bu lëg lekkee alom na ko gërëme coy foofu la ñu toll wax dëgg yàlla moo waral lii tey jii waaye du ponk boobu rek la ñu woote woon pour waxtaan ci xam ngeen ne yéen ñi da ngeen a bokk ci nga xam ne doxoon ngeen ci man li ma doon yëngatu li may yëngatu moo di parrainage bii nga xamante ni moom moo war a gunge président Macky Sall joxaat ko 2e mandat ci benn tour. alors bi mu ñëwee Thiès
dañoo woote kilifa yi responsable yi ku ci nekk ñu am limu këyit gu ñu la jox ñu ne yow lii mooy sa sas ñun limu këyit ba ñu joxoon ne mooy suñu sas mat na xanaa kay dafa ëpp waaye ñun lañ ñu joxoon mat na la ca ëpp nag mooy man dama di borom nit yoo xamante ni dañoo tasaaroo fépp foo xam ne waaye dégg na fa ne ñu ngi ci parrainage bi woo na ma yónnee ma këyitam wala mu remplir waa këram yónnee ma këyit ga. kon am naa ay fiches yoo xam ne Guinguinéo lañ jógee am naa ay fiches yu bare yoo xam Dakar la ñu jógee am naa ay fiches yoo xam Tivaouane la ñu jógee et cetera ba biir Thiès gi am naa ay fiches yoo xam ne ouest la jógee am fiches yoo xam ne est la jógee ak yooyu parce que fiches yi noonu la tëddee da ngay def région bi mu jógee waaye itam da ngay def commune ba nga xam ne fa la jógee waaye bu ci nekk rek leeral nañ ko ci fiche boobu ñu ko yore kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabil alamin ndaxte ñun loolu la ñu mënal président Macky Sall mu soxla ñu teew. nangam la soxla ñu bokk ci ñi koy njëkk a matal daanaka ba mu matee yàgg na mais ba léegi nit ñaa ngi indi léegi fii bi ma fi toogee jot naa fa yow ñaata papier ñaata fa kii nga ma indil jox nga ma ñaari fiche am na ku ma jox keneen ku ma jox fukki fiche muy 12 fiche bi ñu toogee fii léegi rek jot naa fi 12 fiche yoo xam bu ci nekk fukki nit la xam nga kon liggéey bi nit ñi gëm nañ ko. ñun jàpp nañ ne que bu fekkoon ñun ñooy fal Macky Sall deuxième mandat bi ci premier tour kon falu na ba pare te yaakaar naa ne ñu ngi am njort bu rafet ci moom ndax liggéey na ko fi te jàpp nañu sunu borom noonu la koy doxalee incha allahu rabbi ñu ngi vraiment di rafetlu taxawaay bi rafetlu teewaay bi këyit yi nag dafa am fu ñu ko jëlee woon mais dañoo soxla ñoom ñu jotaat nombre bi nga xam ne ñoom lañ ko joxe woon. Thiès moom bu fekkee Lamine Aïssa la lépp loo xam ne joxoon nañ ko vraiment matal na ko ci matal na ko lépp ba romb nañ ko. këyit yi wax dëgg yàlla ñu ngi nii bas génneel ma chemise bu rouge bi donc këyit yi ñu ngi nii lépp mat na donc li ñu joxoon yëpp mu ngi nii remplir nañu yëpp wax dëgg yàlla ba ñuy continuer itam di ko sàkku ñuy continuer di ko xaar parce que am na ñoo xam ne ñëwaguñu am na ñu bokk ci yéen tey jii dañoo absenté ñëwuñu ci seen rencontre bi kon ñooñu itam ñu ngi xaar ñuy continuer di ko xaar donc loolu moo doon solo ndaje bi tey. maa ngi nuyu ku ne ci turam ak santam di jiiteel nuyoo bi Lamine Aïssa Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu responsable tama jébbal sama bopp ci moom tey bés ni ki tey fas yéene liggéey ak moom parce que du ne daa am lu ñu boole mais liggéeyam moo ma neex li ma gis muy liggéey ci biir dëkk bi moo ma neex parce que nit ki politicien dafa yàqu léegi dañ na politique baaxul niñ koy defee moom baaxul moom du jaay du diggee day wax kaa ñu liggéey te ñun loolu la ñu gëm parce que dañoo bëgg a développer suñu dëkk dañoo bëgg a changer suñu dëkk ku ñëw nag na la kaa ñu liggéey kooku war nga ko topp mu nekk ka nga xam ne bi mu ko xamee yàgg naa ñëw fii di ànd ak yéen di jóge ouest di ñëw fii kon nga xam ne moom te boobu xamuma ko kon nga xam ne moom da di kenn ci biir politicien yi da di ku sincère ku jara jàpp te man de jàpp naa ko te fas yéene naa liggéey ak yéen tàllal naa leen loxo man na yàgg naa ci parti bi aw moom responsable Macky Sall lay sama responsable mais tey moom def naa ko responsable ndax bëgg gi mu bëgg Macky Sall bëgg population bi bëgg Thiès te man ku bëgg Thiès ku ne ma bëgg la ku bëgg Macky Sall ku ne ma bëgg la te moom dama gis na da koo bëgg mu wane na moom républicain la à 100% amu ci demi mesure mi ngi liggéey man nag dinaa engagé wu rangé wu ci ginnaawam liggéey ak moom te teewul li fi Macky Sall bàyyi muy nekk les coordinateurs bi fi nekk coordinateur départemental ak coordinateur yi ñu fi teg yëpp yàgg naa xam ak ñoom yàgg naa ànd ak ñoom di liggéey ñuy liggéey ci lu wóor mais moom ñoom dama leen a woon lu concret du kenn ku ciy ñëw nangu loolu pour Macky Sall ndax dama liggéey base teg ma wan leen muy ay jeunes ay femmes ñu war a ñëw di récupérer ñooñ parce que doole amoon nommé wuñ ma amuñu luñ ma jox kaay leen jël ñuy liggéey ñëwuñu ko mais moom da koo dégg moo ma ba ma ñëw na ma Seynabou bu kaa ñu liggéey te gis naa li mu leen di def ndax yàgg naa ñëw ci ànd ak yéen ñuy liggéey muy campagne ak muy lépp fii dama fii ñëw lépp ci jàngat la mu doy ma nag man jël naa samay nit
ak sama bopp ma jébbal ko rangé wu ci ginnaaw tàllal leen loxo nag bokk ak yéen ndey ak baay fas yéene liggéey te moom du ne noor rek de mais commune bi moo ko war a xam ndax Thiès moo soxla Lamine Aïssa Ndiaye responsable bi mu mel nii ñun la ñuy wër te fas yéene nañ ko nag comme que gis nañ ko fas yéene nañ coo jàpp ba imposé ko biir Thiès teg ko biir Thiès teg Thiès ci loxoom maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen dalal di nuyu Seynabou Ndiol mi nga xam ne li Lamine wax rek du tey miinante nañ defe naa jotaay bi war na xàmmee Seynabou Ndiol ndax fekk nañu fi ba tay lu ñu bokk ci APR presque daf ciy jàpp bu baax yàgg na ci jàpp ta du tey donc ñun ñu ngi lay dalal jàmm ak salaam di la dalal ak sa sëriñ bi vraiment kontaan ci yow lool nag kontaan ci say engagement ak sa wax di nuyu nag sama ñii ma nekkal sama jigéen ñii nga xam ne waa HLM Thiali ngeen doon ñu baax ñu gore nag ñoom tamit ba ñu ànd ak Lamine ba tey ñoom musuñu dellu ginnaaw toujours ñi ngi toog muy guddi muy naaj fu ñu leen wooyee ñu jóg ànd ak moom Lamine nag di dem ak yéeneem ci ñun di dem rek ak yéeneem ci ñun vraiment ku yàkkamti nag doo ci bokk ku yàkkamti nag xaar yàlla dina ñëw waaw léegi nag lii Lamine bi mu ñu woowee wax ko départagé nañ ko ni ñu ko war a joxe muy loo xamante dañ ko teg ci loxoom mais mu doon loo xamante ne moom it dafa ne moom nu mu mel toolu da koy jox ay jigéenam la koy jox waaw léegi nag Lamine bi mu ñu ko kiiyee ñu seet nuñ koy joxee léegi loolu laa bëggoon wax leen kenn ku nekk ak liñ ci am ñu xam ko ñi fi toog ñëpp nag seen turan ci. di président association des jeunes apprentis de Thiès boo seetee tey li ñu fi tax a ñëw mooy que dañoo ànd ak sunu tante boo xamante ne dañoo yàgg liggéey ak moom donc sunu association du association bu ndaw am nañu presque mën naa ne def nañu presque 6 ans ñoo ngi ràññee association bi ci biir Thiès maanaam foo dem ci Thiès sunuy membre ñu ngi fa dañoo regrouper képp ku nga xamante ne jeune nga nekk ci corps de métier ñu ne nañ dajale xale yooyu yëpp former benn association boo xam ne dañuy liggéey pour lan pour jeunesse bi mën a am ci loo xamante ne dinañ ci sukkandiku ëllëg donc du ñu bàyyi jeunesse boo xamante ne da ngay liggéey wala nga jàng ëllëg ngay taxawaalu ci leneen donc ñun ñu ne pourquoi pas ñu jéem a former jeunesse yooyu pour jéem a ànd ak ñoom liggéey ci liggéey boobu nag ñu ànd seeg ki nga xamante ne mooy Tata Seynabou Ndiol donc moom aussi depuis boobu ba léegi bàyyiwuñu fépp foo xamante ne xam na fa leader wala ku baax mu ngi ñuy boole ak moom ñu ngi jéem a rapproché mais li ma gën a neex ci affaire bi tey mooy sunu leader bi nga xamante ne moom la ñu booleel tey parce que li ñuy wax ne politique gu Sénégal dafa yàqu da ngay ñëw ci politicien mu wax la nga xamante ne bokkul ak li nga xamante ne moom ngay gis yow même boo dul politique sax di nga xam ne carrément kii li muy wax c'est raisonnable wala déet donc ki nga xamante ne moom lañ tataana bu booleel tey ñun bi ñu toogee ak moom waxtaan wax nañu loo xamante ne mën nañ koo dégg newuñu kaa leen jàppale ma non ñëw leen ñu liggéey la wax te ñun ci loolu la ñuy dox donc ñun bu ñu gisee kilifa bu taxaw ne ñu ñëw leen ñu liggéey te ñun ñi ay jeunes bëgg liggéey donc mënuñu lu dul ñëw fekk si kooku pour jàppale ko pour mën a liggéey ak moom donc loolu noonu moo tax association des jeunes apprentis ma ñëw fi ak Omar Tine bi nga xamante ne mooy secrétaire général bi ñu ñëw pour fekkee teewaay bi mën a waxtaan ak sunu leader donc ñu ngi bàyyi kàddu gi di la wax ne incha allah ñoo ngi ci liggéey bi du ma ne ñoo ngi sa ginnaaw moom dama naan ñoo ngi ci liggéey bi ak yow. parce que bu ñu nekkee sa ginnaaw mën nga dem après bàyyi ñu mais dama naan ñoo ngi ci liggéey bi te dinañ ko ànd ak yow tey ak suba ak ëllëg bu soobee yàlla donc vraiment maa ngi remercier waat ñëpp. ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay réew mi bu doxee ñun la doxal bu doxul aussi ñun la ñàkk a doxal kon nañu ànd nekk benn nga xam ni yàlla moo ñu ko njëkk a sant moo wax ci alxuraan waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bokk leen ndey bokk leen baay mooy ci buum lislaam te bu leen xàjjali ko te innamal mu'minu ixwatun fa aslihu bayna axwaykum àddina dafa jeex ba pare lu fi xiiroo ngaay wala jaru ko kii nga xam ni yàlla damay wax toujours Sénégal dafa mel ni ñenn ñi dañoo gëmul yàlla nee nañ yàlla mooy joxe nguur jox na ko jëmm ju ñuy wax son excellence Macky Sall wax dëgg yàlla am na jéego yoo xam ne def na ko am na liggéey boo xam ne tàmbale na ko ñaan na pour ñu may ko mu eggale ko awaay ba lillahi wa rasul nañ ko dimbale may ko mu eggale ci jàmm ak salaam liggéey boobu jàmm am Sénégal jëm ca kanam bu ko defee xéewal yi gën a bëri jëm ci Lamine nag mi nga xam ni moom moo nekk nii ci sama wet
sama jarbaat la sama xarit la waaye wax dëgg yàlla ci jukkoom laa ko nawee maanaam déjà woyof na xol bi laab na te lépp lu mu am fas yéene ko bokk ak mbooleem kuy jullit rawatina waa Jaxaaw gi rawatina waa Thiès kon nag ñun da ngeen xam ni jël nañu engagement en tout cas fas yéene incha allah ci wàllu politique moom laa ko wax ma ne ko bu dee sa nijaay laa it ci wàllu politique jël naa la def la kilifa nekk ànd ak yow fas yéene liggéey ñu jàppale pour Macky Sall am 2e mandat et ñu élire ko 1er tour ñu ngi koy ñaan ci barke borom Touba Xaadimu Rasul may ñaax ñëpp vraiment ñu ànd te askanu naar bi nga xam moom lañ bokk incha allah danaa xar sama tànku tubéy ba naar yëpp bu soobee yàlla danañ ànd ak moom jàppale ko ci liggéey bi nga xam moom lay sóob jàppale Macky Sall ba incha allah en 2019 sunu borom fal ko mu amaat 2e mandat te am nañ ci yaakaar bu baax ci barke borom Touba Xaadimu Rasul. Néné Sarr dañuy rafetlu jotaay bi lii daanaka mën naa xam mi ngi doog a am ci HLM Thialy te ñun fi ne ñun jigéen ñi li ñuy soxla mooy ku ñu jàppale ku ñu yërëm ku ñu dimbali te lii déjà rek mi ngi commencé te jeexagul avec yëpp ñu ngi leen di topp di wër di sensibiliser jox leen ay feuilles man keroog bañ ma indilee ay feuilles la ma wax moo leen ne man de signé wu ma fa may signé naa fi ba pare te la mi ay safa laa signé ndax moom lu mu ñu fi defal fii gis ñu kenn ku ñu ko fi defal démb rek am na ki ma woo ne ma dama lay jox feuille pour nga wëral ma signé ma ci seen avec man na ko ñun suñu avec du ñu signé kenn man maa fa signé te signé naa ba pare mënumaa signé la ti kenn te ñoom nee nañu sax du ñu signé kenn te joxoo leen xaalis xam nga ñoom xaalis lañu jiital man signé naa te gisuma xaalis yaa ngi dégg man kon topp ma xaalis dama signé te yàlla rek tax ak dëkk gi ñu dëkk ak ànd bu yàgg bu ñuy ànd yow da ñoo defal démb tey doog a ñëw lii bu amuloon it dañu lay signé tey ba géej gi fer kenn mënu ci dara avec sunu avec baa ngi ne 30 personnes mais signé lu ñu kenn menn man maa la fa signé ndax lan ndax bëgg li nga xamante ne moom nga bëgg suñu quartier bii li ñu toppatoo fii bari woon na mbooloo trop mais tey ji anañu dañ doon dem bay lal basang di toog mais gis nga ko tey waaye ku xaarul tey dara du la fekk waaw kon nag ma kontaan naa baax kontaan doo nga tax may wax kontaan doo nga may tax kontaan naa baax